waaw salaamaaleykum waa 2 maa ngi leen di nuyu man la Malade Sow maa ngi dëkk Angleterre depuis 22 ans ñu investir ma ci parti bi PDS ak ci coalition bi nga xamante ne mooy coalition Gagnant Wattu Sénégal donc ñu ngi ma ci investir en tant que député ma war a représenter Angleterre comme suppléant ci diaspora bi. waaw sama objectif mooy rek nekk nii fi mu toll nii taxaw dafa jóg parce que c'est la première fois depuis Sénégal ba muy Sénégal ba tey ñu teg député diaspora ndax bu ñu demee ba teg jëpp député diaspora parce que bëgg nañ affaire yi changer donc changement man bi may rapporter ci Sénégal mooy ci wàllu social bi parce que social bi laaj liggéey bari na ndax boo nee laal nga fànn yëpp laal nga ci côté éducation bi laal nga ci côté éducation diaspora bi laal nga ci côté éducation ki prisonniers yi parce que laal nga aussi ci société bi waaw man nag ci wàllu diaspora bi fi ma ciy laal mooy ñi nga xamante ne c'est des étudiants ñëw nañ fii Angleterre ñuy jàng man gis naa leen dund naa ak ñoom gis naa li ñu Angleterre xam nga lan nga fiy dund parce que ils sont pas des amuñu bourse donc ay maintenance la ñuy am te maintenance boobu fan lay jógee France lay jógee te loolu matul dara tous les 3 mois lañ koy am te tous les 3 mois boobu nga nekk changement bi war a am ci société bi ci wàllum Angleterre dafa bari liñ fi war a laal dafa bari parce que tey suñu doom yi ñooy suñuy ëllëg ñoom ñooy ëllëg ñoo war a changer réew mi am naa fi loo xamante ne ci wàllu kër yi xam naa ci dara parce que benn néeg boo ko naree loué benn 500 pounds 500 pounds mu ngi xayma ay benn 400 000 450 000 nga nar ko yónnee mu war a jóge Sénégal nga war ci fay sa néeg te fayaguloo say étude fayaguloo sa lekk fayaguloo sa naan fayaguloo sa transport donc loolu nañ ko xoolaat même benn salarié boo xamante ne say parents la buy am ñu lay soutenir ñu la ciy jàppale loolu muñ ci naree def du dem du sotti parce que minimum di nga am benn 1 million boo xamante ne war na jóge dëkk ba pour ñëw fekk si la fii ci biir réew mi te loolu boo xalaatee ne xale boobu ëllëg mooy tekki ëllëg war a fay buumu gàcce Sénégal loolu day xaw a doy waar donc réew mi war nañ ci seetaat man li may xeex assemblée mooy bu boobaa xale yi nga xamante ne sont des diplômés ñu jógee à l'université bëgg a dem bëgg a jàngiwaat ci diaspora bi dañoo war a am ay bourse bu ñu amul ay bourse ñu am ay loan comme Europe fii ni ñu koy defee loan bi mooy xale bi dem ci banque bi lebal ko benn 25 000 pounds wala benn 25 millions benn 24 millions nga xamante ne xaalis boobu bés bu demee jàngi après dina ko rembourser waaw day ñëw mu rembourser ko parce que loolu xale bi bés bu jàngee bu delloo après bu amee liggéeyam dina mun a rembourser loan boobu loan mooy crédit xam nga loolu c'est très important pour tamit ñu xeex ko ca assemblée ba nga xamante ne suñuy naataango mooy suñuy doom yi suñuy avenir ñu am loolu ñu mën ci sëkkandiku parce que xaalis boobu parents yi mënuñu ko di ko fay tout le temps c'est impossible mënul nekk dañ ci war a jàpp li ñu war a xeex ca assemblée bi bari na waaw boo jógee ci wàllu éducation boobu nga demaat ci wàllu prison boo demee prison ba par exemple sur Dakar depuis l'indépendance prison bi je me demande lan lañ fa def man bi ma demee Sénégal ma dem seeti Bamba Fall talatuma woon Bamba Fall parce que je me suis dit que moom monsieur le maire il est dans de bonnes conditions mais nga xool transition bi nga xamante ne lekk bi yow en tant que père de famille wala mère de famille nga yónnee sa prisonnier lekk transition bi muy def loxo yi muy jaar ak bant ya cay jaar ñuy xool ñam ba ba muy jaar ci ki ko war a lekk je me dis que dëkk ba ñoom xooluñu affaire yu human right droit de l'homme considéré wuñ ko parce que buñ ko considéré woon ñoom dinañ am neneen nu ñuy doxalee pour prisonniers yooyu ils n'ont pas de vie te ñooñu ay doomu askan bi lañu donc war nañ ci xoolaat li ñu war a xool ci wàllu social ci dëkk ba dafa bëri man nag social bi moo ma tax a jóg te ci loolu laay xeex waaw te dinaa ci xeex ba nga xamante ne bu soobee yàlla dina am changement xeex bi nag nekkul ne que ni da ngay kurfañante di dóorante xeex bi mooy dans le bon sens nga jël
li nga xamante ne yaa ko moom ndax li nga moom foog nga revendiquer ko boo ko laajtewul kenn du la ko jox li nga moom foog nga laajte ko pour nga mën ko am ndax sa droit la mais Sénégal ñoom duñ lay jox say droit nag dafa il est temps que assemblée yi ñu changé suñuy doxin ak ni ñuy gisee ak ni ñuy tegee yenn programme yi du yoon waaw man daal sama objectif ak sama programme yëpp ci wàllu social bi la te social bi quand boo waxee social bi li nga ci war a liggéey yaatu na te bari na waaw. waaw mais gars yi taxaw nañ de ñëpp yor nañ seen i carte ni yéen a yoroon yaakaar pour woteel la pour nga nekk député fii en Angleterre. waaw yaakaar boobu nag nañ ko delloo ci yàlla rek koo yaakaar rek yàlla la yaakaar ñoom yaakaar nañ man tamit yaakaar bi ñu am ci moom man tamit yaakaar bi ñu am ci man tamit maa ngi ko am ci yàlla nañ delloo yëpp yàlla moo mën xëy na man tamit je me dis que li ma jot a def ci société anglaise bi ci xale yi muy doomu réew mi defaluma leen ko sama bopp laa ko defal donc nag lépp lu ma ci mënti def dans l'avenir aussi du man maa ko def de ñoom ñoo ko def parce que tamit bu ñu fàtte député boo fi nekkee député faloo sa bopp askan bi na ñoo la fal te askan bi mooy ñan mooy ñi fi ne waaw boo jógee nga naan sama carte dëgg la sax ci social bi di ci def boobu affaire députation taxawul donc social bi man moom laa gëm ci loolu laay dund donc nag ñoom bu ma falee damay doole rek kayit nga am fi sa jabar am fi sa doom ñu génnee la sa biir famille delloo la lu yow tu te retrouves ci beneen monde parce que munoo fi toog pendant 20 ans nga investir li nga investir yëpp am fi kër am fi jabar am fi ay doom di coup am nga problème rek ñu ne la waaw du nii nee la yooyu yëpp suñu état yi dañoo war a xool suñu convention yi ñuy changer ak li ñuy signer ak yeneen état yi parce que loolu moo ñuy indil musiba te ñun dañoo farluwul ci suñuy convention dañ ko xoolul dañu on a beau à dire mais loolu yëpp gouvernement bi daf ci war a jóg boo weesoo waat ci loolu nga ñëwaat nga xool lii nga xamante ne que ni mooy suñu ambassade bi ambassade bi ñun ci pukus la ñu nekk pukus boobu dafa doy waar nga dem nga loué ji benn place bu baax sax moo gën mais ambassade boo xamante ne bu ñu toogee tey amul ligne téléphonique pendant des mois ñu koy nëbb di ko laam-laamee il fallait que nga toog nga jël risque dem toog wax ko mais loolu du benn risque suñuy droit la parce que ça nous appartient c'est nos lignes téléphoniques c'est l'argent du contribuable moo koy fay donc vraiment am na loo xamante ne doomu réew mi dañoo war a xam ne lii seen droit la ñu jóg ñu wax si boo xoolee que ni ambassade kii les employés de l'ambassade dañuy toog duñu jot sax seen salaire te dañuy suppléer wu pourquoi ñuy toog pendant 2 mois 1 mois 3 mois duñu jot seen salaire loolu du yoon mu wóor la ne que ni yaa ngi ci biir Angleterre bi nga xamante ne dafa metti c'est si dëkk yi gën a cher ci la bokk fi mu toll ni pound bi daanu na parce que benn livre sterling mu ngi doon wecceeku ay 850 fi mu toll nii c'est à 730 740 mais imaginez yow même ku la bëgg a jàppale Afrique sax même bu amee moyen bu yàggee day doon cas social ni yow parce que da ngay dem ba yow sa bopp nit ki lu mu am bëgg la jàppale cas social lay doon à la mesure parce que du dem waaw donc politique bi système politique bi ci boppam la ñu war a changer waaw changement boobu nag man puisque je suis candidat man ci candidature boobu ma ne ci loolu mooy sama projet dama koy def comme sama projet de loi taxaw si liggéey si ndax am naa ay objectifs xam naa doomu réew mi lan mooy seen problème fii ci dëkk bi xam naa naka la ñu sonne xam naa ci lan la ñuy dugg xam naa ci lan la ñuy génn ambassade moom boo naree waxu ambassade sax fii ngay fanaan parce que foofu ñu nekk moom foofu ay bureau yoo xamante ne amul sax fenêtre c'est infernal loolu dañ ko fi war a changer waaw li ñu war a changer ci réew mi dafa bëri sénégalais yi sonn nañu ñii di liggéey ci biir ambassade yi sonn nañu mënuñu exprimer wu amuñu benn freedom ngay xëy di liggéey boo demee sa biir ambassade tu fais combien d'heures à l'ambassade même bu dul ambassade ba sax fépp foo mënti dem di liggéey tu fais 8 heures ou bien 10 heures maximum de travail par jour mais bu fekkente ne fa ngay liggéey amoo fa jàmm loo fay am tu n'as absolument rien c'est le moral xam nga mais boo duggee ci biir ambassade bi les gens sont pas happy liggéey bi doxul dara doxul tuute lépp dee waaw
environnement c'est très important environnement mënoo xëy nga naan da ngay dugg ci biir bërëb bi bu setul sa xam-xam du set parce que sa esprit du set mais ci biir bërëb bi dara dafa setul boo fa demee boo xoolee health and safety fiil yeeg yëpp mu ngi jaxasoo amul aération amul dara donc li ñu war a xeex ca assemblée ba dafa bari loolu yëpp tamit boo ko xoolee boo baax ci wàllu social bi la waaw ndax politique bi moo baaxul ni ñuy liggéeyee baaxul waaw gouvernement bi biñ fi ñëwee lan la ñu wax dañuy changer politique bi ils vont changer mais ils n'ont absolument rien foutu man lundi bi passé dem naa parlement Westminster et j'ai vu le gouvernement devait être en déplacement avec son ministre des Finances pour faire quoi une bonne question il devait signer le contrat du pétrole pour des projets yoo xamante ne que ni comment tu peux être en campagne nga xamante ne yow sa assemblée war na changer xamuloo c'est une point d'interrogation nga ñëw nga naan da ngay signer fii ay contrat du yoon pour des investisseurs donc nag il faut que ñu bàyyi li ñuy def di fowee xaalisu réew mi di fowee askan bi loolu dañ ko war a bàyyi ñu xam ne que ni askan bi kenn nekku fi ay poubelle askan bi léegi xam nañu li ñuy def sont sains et vaccinés ay magum jëmm lañu buñ leen fowee ay doomu aadama lañu ay nit lañu duñu ay objet donc ñu considérer leen ñu xam ne que ni fi mu toll nii li fi nekkoon démb ak barki démb moo fi nekkatul technologie bi dafa avancé de telle sorte que kenn mënatu fi nax kenn mënatu fi wax loo xamante ne du noonu waaw ñu taxaw nag ñu liggéey parce que on a tout Sénégal c'est riche c'est riche on a tout li ñuy wuti ca àll ba bu ñu taxawee liggéey suñu biir dëkk boobu mun nañ ko fa am waaw ñu jubbanti assemblée bi buñ ko jubbantee suñu doomu réew mi dootuñu nam dara waaw ku ciy dem bëgg a jàng ji ñu wutal la bourse boo koy jël comme crédit nga jël ko comme crédit boo jàngee ba pare nga fay ko loolu mu bokk ci suñu projet de loi yoo xamante ne dañ koy teg pour la diaspora c'est très important li ñu war a teg nag dafa bëri li ñu war a changer dafa bëri waaw dëkk ba nag metti na te vraiment changement bi dafa war a doy na daal waaw te jot na pour changement bi ñu def ko merci beaucoup. waaw ma tàggoo man daal vraiment maa ngi ñaan yàlla rek jouru élection yi muy le 30 juillet incha allah na ñëpp ñëw voté si te voté bi xam nañ kan la ñuy voté ki ñuy voté moom mooy Ablaye Wade moom mooy suñu tête de liste mooy papier bu jaune bi mooy coalition gagnant Wattu Sénégal donc kooku daal moo ñu tax a jóg waaw pour defaraat réew mi nag dafa suux boobu nag moom la ñu bëgg ñu suqali ko waat delloo ko fa mu nekkoon moo tax ñuy ñaan législation yi nga xamante ne moo ñu tax a jóg législatif yi. Hello, good evening, ladies and gentlemen. I'm very pleased. It's a big pleasure for me to be here this evening having this interview. I'm just calling everybody on the 30th of July to vote in our election day for the coalition of Gagnant Wattu Sénégal for the day of the 30th of July. Thank you.